jàngeen jëf ci ànd beeg télévision Futur Média mbokk yi teewlu xibaaru digg bëccëg bi ponk ci gën a fës Sentel GSM Sonatel ba ci Expresso appal nañu leen ab fanweeri fan la ñu leen jox ngir nag ñu taxaw ci jafe-jafe yi nga xamante ni waaye jëfandiku yi ñu ngi koy jànkonteel ci wàllug jokko réseau bi ñu ne qualité ba dara baaxu ca du lu ñu nemmeeku ci département bu Dakar ARTP nag daal leen ni kon jox ab boobee mu teg ci ne képp koo xamante ne nag matale woo ko boo moyul nag ay njeexital dana ci am ci wàllug yoon marché bi dana am xar mu doy at mi loolee nag jëwriñ ji nga xamante ni moom la ñu dénk wàllu càmm gi moo ko wax di ci dalal xelu askan wi nee na nag ren ji xar yi daañu bàyyeekoo ci yeneeni réew wuuteeg réew yi ñu daan bàyyeekoo di dugg si biir Sénégal ca Tamba ñoom waxuñu loolee ndax camion yooyu nga xamante ni mooy yab xar yi def leen di jéggi di jàll ci firnde sax foraay ba foofee gis nañ ni bareegul xar lool daañu wax ci beneen ponk dem ba fële ca dëkk bu sell ba màkkatal mu karam wax nag ci waajal gi nga xamante ni ñi ngi koy waajal aj ga foofee ujaaje nag bu weesoo julli ya fi mu ne la ñuy def rek mooy dem nag di nemmeeku ji xabru yontu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam loolee nag ñu gis ni donte ña ngi koy matale waaye léeg-léeg nag la nga xamante ni moom la ñuy teg di ay tëralin duñu ko sàmm lool ba sax muy indi ñàkkuk kaaraange léeg-léeg ñu ne nag la ca gën mooy fexe rek ba gën a jege rawdu ba ajaaratu Ngoné Ngom ak El Hadj Tonton Mak ñoom ñoo nekk foofee ca dëkk bu sell ba Assane Diouf ak waxam ju rëy ji nga xamante ne mi ngi ko doon wax jamono ji yëpp ci internet bi mujj nañu ko teg loxo ca États-Unis moom moomee nag kër gi nga xamante ni moom la ñu dénk wàllu immigration fi mu ne nii ñoo ko teg loxo mu war a janoog nag juge ba foofee ca États-Unis maître Amadou Ali Kane défenseur des droits de l'homme di xeex ngir àq ak yelleef doomu aadama moom la ñuy dalal tey ci xibaar yi maa ngi lay nuyu maître Ali. maa ngi lay fay di nuyu mboolem ñi lay seetal. mi ngi noonu ci kanam tuuti kon daañu faram-fàccee jafe-jafe yi nga xamante ni ñu ngi koy nemmeeku ak léeg-léeg lu neex waay wax ci internet bi wàllu tàggat yaram daan ci àddu ñetteelu jongante ñetteelu ndam sunu gaynde yi am nañu ko ci afrobasket ba nga xamante ni ñu ngi koy amal jamono ji ca Mali démb nag RDC la ñu dóor ñu am juróom-ñaar fukki poñ RDC am juróom-benn fukki poñ ak ñett ñoom goney Tafa Gueye yooyu nag daal di qualifié ci quart de finale bi ni ñu ko waxee rek ci afrobasket bi nga xamante ni jamono ji ñoo ngi koy amal ca diwaanu Mali ca réew Mali mbokki ponk yaa ngi ni yaatal gi léegi-léegi jàngeen jëf ci ànd beeg télévision Futur Média ni ñu ko waxee ci ponk yi Sonatel GSM Expresso Sentel GSM Sonatel Expresso ñoom nag appal nañu leen fanweeri fan ngir nag ñu taxaw ci jafe-jafe yi nga xamante ni nii moom la waaye jëfandiku yi di jànkonteel ci wàllug jokko qualité gi la ñu ne jaarul yoon ndax léeg-léeg ngay jokkook baat ba wala boog am yeneen yoo xamante ni yaa ngi koy dégg ca suuf yooyu yëpp nag ñu ne dëppawul ak li nga xamante ni nii moom moo nekk ci tërali nii ci wàllug yoon ñu ne nag nanu ko sàmm kër gi di ARTP moo leen àppal loole fanweeri fan nag nee nañ ku ko ci sàmmul daal dana am ay njeexital yoo xamante ni nii dana dal ci sa kaw loole lépp nag ci wàllu yoon la ndax am na loo xamante ni nii tëral nañu ko mu ñeel nag këru jokko yi te lu baree bari sàmmuñu ko fii ci Sénégal dinañ ci dellusiwaat ci nu mu gën a yaatoo ci suñu yeneen jotaayu xibaar ñu wax nag ci jaaba bi ak maanaam ni ñuy waajalee tabaski bi nag ren ji na xel dal ci wàllu xar ndax dana doy jëwriñ ji njëkk wàllu càmm gi moom moo ko xamle di Aminata Mbengue Ndiaye nee na nag at mi sax xar yi daan nañ jugee ci yeneeni réew waaye am na yoo xamante ne dana jugee kon ci yeneeni réew yoo xamante ne dana dolliku ci réew yi mu daan jugee mi ngi ko xamle nag ci ab nemmeeku boo xamante ne nii ma ngi ko doon amal ci bëj gànnaaru réew mi ñu teewlu ay kàddoom. pour que ñu mën a am tabaski bu doy fii chaque année dinañu soxla lu tolloog juróom-ñaari téeméeri junni ak juróom fukk ci ay xar li ci ëpp léegi ci niveau national lay jóge ci sunu production nationale maanaam sunu jur gi nga xam ne du ñu koy produire fii moo ñuy permettre ñu tabaski li ëpp ci ay xar ren nag li nga xam ne moom moo jógee gu Mali ak Mauritanie dugg si ci biir Sénégal suñu ko comparé ak situation bi woon daaw mun nañu ni doublé na sax te
fukki fan yu mujj yi ku nekk xam ne ni ci la importation yi di gën a yokku donc tendance bi nga xam ne daal moom la ñu am nii bu mu continuer ba fukki fan yi mat yaakaar nañu ni lu xar yi dina des ci Sénégal donc production nationale bi tamit liñ ci mën a wax mooy l'année dernière production bi augmenté woon na de 100 000 li nga xam ne moom la ñu indi woon jaay ko ci ay xar mu jëm ci wàllu tabaski 100 000 têtes yokk woon na ci mais li nga xam ne daal moom la ñu gisagum sur le terrain ñun li ñuy xalaat waxatuñu waxu ndax xar dina doy wala ndax xar du doy mais nañu am sécurité bu baax a baax fii nag à Saint-Louis éleveurs yi ci seen bopp ñoo waxal ni daaw lu ñu daan am ci sécurité rek daaw la ëpp. Ousseynou Diop ca diwaanu Ndar Géej moo doon taataanam ay kàddoom ca Tambacounda la ñu jëm nag ci xar yooyee ñu ne dana bari ren foofe nag seen xel dalagul ndax camion yi nga xamante ni ñoom ñooy yëpp xar ya dañ leen di romb di jàll te nag fi ne la fa jot am njëg ya cher na ndax ma nga tàmbalee ci fukki junni jëm ci kon ñaar fukki junni ak lu toftal loole nag ñu ne metti na lool ca borom kër yi nga xamante ne nii ñoom ñoo fa nekk ci firnde sax fooraay ga bareegul xar lool dañ ci ànd ak Moussa Oumar Gueye. ay camion yu yëpp xar yu bari soxee ko ci Mali wala ci Mauritanie bés bu yàlla sàkk dañuy romb fii ci Tambacounda wutali Ndakaaru wutali Mbirkilaan ak yeneen bërëb yi nga xam ni dañuy yittewoo gàtt yi ci wàllu tabaski bi ñu jëm waaye nag ba ci negeni si daral bi nga xam ni moo nekk ci booy dugg Tambacounda bareegul ay xar lool lenn ci sàmmkat yeeg teefanke yi nee nañu am na ñoo xam ne ñu ngi wëraatu dëkk bi waaye yegg seeguñu ci daral bi. xam nga ñoom aussi dañuy xaar dernier moment bi. parce que clients yi balaa ñoo ñëw il faut mu des une semaine su une semaine ñëwee nag lay gars yi di door ñëw pour jënd si parce que bu desee une semaine boo fi ñëwee mooy guddi ak bëccëg parce que doo am foo jaar da nga fi fépp ay xar la ak clients yi di ñëw di jënd di dem. moom tabaski bi dugg nañ ci de léegi ñu ngi ay xar yi moom dañuy wax amul mais xar yaa ngi ñëw coggal yaa ngi ci kaw ba mu fees del ci kaw mooy fii rek ci kaw dëkk bi xam nga am na ñoo xam ne duñu dugal léegi dañuy xaar ba weer bi taxaw après ñu doog a dugal. li am ba des nag waa mairie bu Tambacounda jël nañu ay disposition ba courant daal di fay am ndox mu sell daal di fay am ñu ni dinañu jokkoo ak préfet ba kaaraange gi itam gën a taxaw fi nga xam ni moom mooy ci daral bu Tamba. waaw daral bi nag yàlla dafa def chaque année mairie bi moo leen di jàppale ci nettoyage bi d'abord dañ leen di jàppale aussi ci électricité ci bu ñu ñëwee ba léegi chaque année dañuy ñëw xoolaat lu takkul lu doxul ampoule yu yàqu ñu defaraat ko pour permettre leen guddi gi nit ñi mun a jaay ak sàcc yi aussi. fii ci bët penk Sénégal Tambacounda ci jamono ji njëgu xar yi mu ngi dox diggante fukki junni jàpp juróom fukki junni. ñu di ko jaajëfal Moussa Oumar Gueye ci ñàkku kaaraange googe sax ñu dégg ci reportage boobee ñeel nag wàllug xar yi ba tey gis nañu fële ca daral gu Yoff ñi nga xamante ne nag ñoo fa ne di jaay xar ñoom ña ngay def seen kéemtalaay kàttan ñoom sax dañoo booloo léeg-léeg nag am ñoo xamante ne ñooy nelaw guddi gi ñeneen ñi nag toog di xool lépp rek ngir ottuk kaaraange ga foofee ndax gis nañu léeg-léeg la ñuy faral di sàcc xar ya bari na bu weesoo lool nag ñi ngi sàkku ci kilifa ya foofee ñu jàppale leen bu baax a baax ci wàllu courant ngir nag seen daral googe mën a leer naññi waaye tamit bëgg nañu takk der yi di fa taxaw léeg-léeg di saprera Ababacar Camara ñoo fa doxantu woon. fu sorewul lool rond-point bu Yoff la Jën Saar ak yeneen teefanke yi samp seen ab daral tabaski bi jub si tax jeune éleveurs yi exposé seen ay xar di xar ay clients. fii am nañ fi xeeti xar yëpp am nañ fi ay laadum am nañ fi ay baali am nañ fi tubaabeer am nañ fi xeeti xar yëpp xar yu jigéen sax am nañ ko fi. ay xar yu cher tax wattu seen karange bokk ci pas-pasu éleveurs yi ñoom nag ngir mën a surveiller seeni mala ni mu waree dañoo bokk tëral ab stratégie. te du ma yeew si ay millions te du ma ko sécuriser man mi ngay gis naa fi ne bëccëg naa fi ne guddi gi mais guddi gi li may nelaw moo ëpp nag parce que am na boo yoo xam ne dañuy ñëw fii ñoom ñoo fiy toog guddi gi yëpp boo gisee dañuy toog fii toog fële toog si kanam parce que ñu ngi ci booru tali. parce que ku yeew ay millions foog nga sécuriser même nit foog nga sécuriser sa bopp état nag xaaruñu ko. donte ca daxal bu rond-point bu Yoff nemmeeku guñu fa ak càcc wala beneen xeetu incident éleveurs yi soxla nañu ak njàppalewu autorités yi. ñaari policiers am na bu ñu taxawee gars yi gis seen bañ a déconner parce que des fois gis ñaar nit xeex wala ñaar nit roofoo mais Sénégalais tant que muy gis borom tëni du déconner ñun bu ñu amee ñaari borom tëni dinañu gënal xaaruñu leen nag mais dañuy ñaan dimbal.
ci fora yu bare amagul dispositif de sécurité bu nguur gi taxawal ngir jàppale teefanke yi jamonoy tabaski nekk traite pour defkatu ñaawtee fi rawatina sàcc yi waaye Diène Sarr ak ñoñam ñoo ngi artu. ñun ñëpp xamante nañ boo yoreem xar mu la romban yi tey di dem di nga xam ne lii xaram diw la. Dissa Préra ku ne tabaski nag xel dem ci dëkk bu sell boobee di Makka rawatina ak Médine foofe nag ña ngay waajal bu baax a baax tabaski bi bu weesoo nag julli ya ñuy def foofe ujaaj ya ñoom la ñuy gën di def rek mooy dem di ziyaara xabru Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam loolee nag ñu ne léeg-léeg ñàkk kaaraange dana ci am ndax tëralin ya duñu ko sàmm ba la gën daal mooy fexe ba gën a jege rawdu ba ajaratu Ngone Gom El Hadj tonton mag ña nga foofee ca Makka. ziar bu wuute ak yeneen ziar yi. mbokk yi ñu ngi dem ci sang bi yaakaaru jaam yëpp mu ngi fii tëdd doomu Abdoulaye Diak Aminatu. yëg-yëg yi bari mu di waxtu julli ci yonent bi concentration bu mat sëkk dañuy seeti gën gi min def sallallahu alayhi wa sallam ca wetam ñaar ci ay sabaam Ababacar Saddiq Omar bun Khattab. da ngay ñëw dugg. xool ko bëtu cofeel yàlla jéggal ñëw toog ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñaana goo de say rangoñ tuuru yàlla ne jéggal naa ko nga ñëw ne yonent bi yow dong laa bëgg yàlla ne jéggal naa ko. ziar bu ñu lay tettee organiser ko ci góor ñi mu dal jigéen ñi leneen feeñ fa ajaa yi boole kook njëkkante buuxante bu mitti fu ca ne ay dogal di fa tukkee waaye kenn du ko jëfee Hadja Africa mel ni ñuy organiser ñoom it jafe-jafe dëgg lañu am ci ñu jëfee seeni kàddu ci lu gaaw coono daal di feeñ. nit ñi bari na bu xante bi metti ne nit ñi amuñu dal lañu amul moo nu jafe bu xante bi kenn du may sa morom. ñi nga xam ne dañu màggat ba mënuñu dara ñu bañ leen di indeeti buñ leen mel ne ajal sax ñu defal nga mais ñu bañ leen indi ndax metti na trop. metti na fa keroog démb trop te yéen sonn ngeen. te tubaarkàlla nu ay mag lañu waaye ànd nañu xale yu baax yu ñu accompagne. da ngeen mujj a jàpp ay loxo ñu julli ci seen biir pour bañ ñu dal suñu kaw mais nag sant yàlla la. ñenn ñi sax duñu jot a yegsi ci rawdu bi ba ñu nee bëreet la ñu daanu gaañ yi daal di leen fay romb mu mel ni ci yenn xalaat yi faaw kon ñu réorganiser yëf yi. il suffit que ñu ubbi limité wuñu ñi war a dugg ñëpp duggandoo kon ku fa néew doole di nga am problème. loolu rek mooy problème bi su fekkee mën nga ko organiser ba nga xam ne dañoo limité ñuy dugg nga mën a def sa farata facilement jëm keneen ñëw loolu moo ñu gën a. coono bi bari woon loolu ñu ni coono mbégte nga génn foofu kon ak xol bu tooy yaakaar gu bari tey ñaan dellu si ci bii béréb. ñu koy ñaanal jàmm moom it Ajaratu Ngone Ngom ak tonton Mak di ñaan sunu borom kon rek daal di nangu aj ga foofee ñu wax ci leneen muy gare routière ba ca Sikicoor gaar ba nag toxal nanu ko gannaaw taw bu metti ba fa amoon loolee nag toll woon ci ay waxtu yoo xamante ne ma nga doon taw foofee fi mu ne nii nag ñu ngi ko toxal ca fa ñu naan place Aline Sitoé Diatta Boubacar Diassi. gare routière bu Ziguinchor toxu ca place Aline Sitoé Diatta gannaaw ba ndox mu bari wàccee ci commune ba. li waral loolu mooy mbirum ndox bi rek ndox bi moo waral ñëpp gën a si biti parce que kenn mënul accès dugg ci biir dafa inondé maanaam liggéey bu ñu liggéey ci station bi fii rigole bu ñu génnee moo baaxul loolu moo tax ndox bi mënatul jàlla bu tawee rek même taw bu ndaw rek ndox bi dafay fees biir gaara oto sax du mën a dugg ci biir depuis daaw mu ngi am wax nañ ba sonn mooy appel bu ñuy lancé ministre mu jéemoo seet bu fekkee daal mu ngi gis image yi mu fexe seet nu mu ñuy taxawee dimbale ñu ba ñu mën a am accès suñu biir gaaru ca même bu dee nawet du ñu am problème suñu liggéey du yàqu. préfet bu Ziguinchor ak am délégation bu takku bu mairie ba ñoo nemmeeku askan wi. ndax baa ñu demee dafa yéex léegi jot nañu gis lan moo tax ndox bi yéex a dem les sapeurs pompiers ñëw nañu dañu ko commencé génnee pour ñu xool tey soxla nañu beneen projet bi nga xam ne pour ndox taw mairie rek mënu ko yenu nañu waxante dëgg parce que problème bi problème de gestion des inondations alors moo tax ma bëgg a lancer un appel au ministre chargé des inondations mu ñëw mu xool tamit mu jàppale ñu pour que ñu mën a def liggéey bi nga xam ne buñ ko defee mën na apaiser climat bi mën na jàppale tamit nit ñi pour ñu mën a bañ a am ay inondations yu important comme ça te daaw jàppale nañu ñaan naa ko ren tamit mu def la même chose. askanu quartier yu mel ni Santhiaba Gumel Belfort White Kajoor bokk ci yu am mbënd mi.
Boubacar Dia si cant ngërëm ñeel na la waxoon nañu ko ci ponk Assane Diouf mujj nañu ko teg loxo gannaaw wax ju rëy ji nga xamante ni mi ngi ko doon wax jamono ji yëpp di ko jaarale ci xarala yi ca Washington la nu ko tegee loxo mu nekk nag fi mu ne nii ci loxoy service ba yore wàllu immigration mu war a jonoog nag ab àttekat foofee ca Washington maître Amadou Ali Kane di xeex ngir ñu sàmm ak yelleefu doomu aadama défenseur des droits de l'homme maître Amadou Ali Kane tey ji nag solo si mooy waxtaane li nga xamante ni moom la ñu nemmeeku jamono ji yëpp ci Sénégal lu neex waaye wax bi ci mujj wax juree ji nga xamante ni Assane Diouf fan yëpp mi ngi koy wax ci internet bi ba mujjantal gi teg nañu ko loxo yow noo jàngatee yi fii tout d'abord. waaw jërëjëf maa ngi lay nuyu di nuyu mboolem ay téléspectateurs li ma bëgg wax ni moo di nekk liberté d'expression bokk na ci mandarga yi ëpp solo ci réew boo xamante ne dafa am démocratie mënti am te liberté démocratie amu ci mandarga yi la bokk yu gën a rëy waaye liberté d'expression boobu nag lu muy firi dafa firi ne que nit mën na joxe xalaatam mën na ko bind mën na ko wax mën na ko génne ci image mën na joxe opinion mën na joxe ay xibaar walla jot ay xibaar mais nag liberté d'expression nag dafa am limite dafa am frontière tekkiwul nag lu la neex nga wax loo xalaat nga wax il faut que yi ngay wax mu bañ a maanaam féewale nit ñi seen biir comme par exemple mu jur li ñuy wax incitation à la haine raciale à la haine ethnique ou à la haine religieuse mu bañ a nekk kaddu yoo xamante ne dafay jaxase nit ñi ci wàllu xeet ci wàllu diine walla ci wàllu ethnie. tey boo jëlee li nga xamante ni moom exemple ci Assane Diouf bi mujj bi bu weesoo nag yi jàll yëpp noo gisee kon kàddu yi mën nañ jàpp ni passé na limite ba. maanaam liberté d'expression bi ngay wax. aussi liberté d'expression aussi limite yi bari na bokk na ci aussi amuloo droit yàq deru nit walla saaga ko. loolu aussi bokkul ci liberté d'expression. bokkul ci liberté d'expression aussi di tas ay secret défense nationale secret médical secret professionnel secret des affaires yooyu yëpp ay limites la munoo wax rek parce que am naa sañ-sañ wax suma xalaat wax loo xamante ne day xaawi sutura nit day yàq deram walla nga saaga ko walla boog nga tudd ay secret yoo xamante ne dafay concerner sa vie privée wala nga attenter à son droit à l'image loolu yëpp ay limites la ci liberté d'expression. ñu gis ni Sénégal duguleet wax naa ko léegi ndax bii xëy na dafa nekk boo xamante ni moo ci mujj te bu ñu xoolee sax mën na jàpp ni kàddu yi gën naa rëyati fii nan lañ mën a def ba vraiment nit ñi mën a bàyyi yenn ni parce que dafa mel ni liberté d'expression bi ngay wax nii nit ñi xamuñu ko ndax lu neex waay wax lu neex waay saaga te et puis li ñuy utiliser léegi muy xarala yu yees yi moom la ñu jël def ko daal seen xeexukaay ak seen foo xamante ne daal ëtt bu ñu mën a saagaa la. Voilà, ensuite maintenant xam nga liberté d'expression dafa am en général mais mu am aussi liberté d'expression dans les réseaux sociaux jumtukaay yu xarala yi nga wax noonu kooku c'est un autre cas su dee presse en ligne loolu c'est le même régime que li ma la wax nii léegi mais su dee ay réseaux sociaux comme ay WhatsApp ay Facebook yu mel noonu yépp ngi départ ci ñaata nit ñooy accéder ci li ngay bind mbaa li ngay wax. su dee da nga def benn compte boo xamante ne dafa limité à quelques personnes ay xarit à ce moment dañuy jàpp ne lépp lu ñu fa wax wala lu fa génn c'est privé. mais su dee compte boo xamante ne ñëpp am nañ ci accès ku nekk mën na ko gis bu boobaa ça devient public bu nekkee public nag mën nañ la topp pour diffamation mën nañ la topp pour injure publique mën nañ la topp pour offense mën nañ la topp pour diffusion de fausses nouvelles mais. Quelle que soit la situation moo xam sa compte c'est restreint c'est pas ouvert à tout le monde c'est ouvert c'est accessible à tout le monde wala ci presse en ligne ngay wax quelle que soit la situation nañu jàppale que dafa am aussi yoon mais à côté de yoon am na morale
am na diine nit bu dee da nga nekk doomu aadama dafa am ay règles morales yoo xam ne war na la tënk su dee aussi da nga gëm yàlla am na ay règles religieuses yu lay tënk même boo weetee yow sa biir néeg kenn déggu la amoo sax droit yëkkati ay baat di ko wax ay nit. mais nit ñi est-ce que xamante nañ loolu est-ce que kon jaaduwul vraiment ñu maanaam yoon daal ñu xool nu ñuy tegaate yi fii ci wàllu yoon maanaam teg ay sanctions yoo xamante ne xëy na dana gën a diis boobaa ndax li ngay wax nii du ñëpp a ko xam du nit ku nekk rek boo wéetee xam nga la nga war a def ndax am na ñoo xamante ne la ñu war a def xamatuñ ko. non sanction yi moom nga am na c'est-à-dire que yoon prévoir na sanction yëpp. diffamation mais peut-être xëy na mu war a dalee yat ba na mu war a dalee dafa des itam. yëpp c'est prévu. le problème maintenant est-ce que nit ñi dañu koy yóbbu yoon wala duñ ko yóbbu yoon loolu mooy problème bi mais yaakaar naa ni yoon surtout mu ngi gën a def liggéeyam su dee ay kilifa yu mag a mag la ñu laal mais su dee nag ay nit simple bu boobaa xëy na yoon dafay xaw a mel na luy nekk ba nit ki ñëw su ñëwulee moom du ci wax dara. lan mooy cëru droit de l'homme ci yoon ci loolu maanaam ñiy xeex ngir àq ak yelleef doomu aadama parce que tamit lu ñu faral di seetlu la tey jii nit ñi buñ dee wax njombe lu nañu wax ko wax jure ju nañu wax ko doo gis vraiment benn droit de l'homme boo xamante ne yëkkati nga kàddu pour wax ci yëf nit ñi nañu doxalee nii wala nañu doxalee nii waaye bu dara desee lu dul jàpp nañu nit ki nga gis ñu commencé nit ki waruñu koo jàpp war a nga gis leen rek ci saa si sol nañu robb avocat di xeexal nit ki tey lan moo nekk doxalinu maanaam cëru droit de l'homme ci lii. xam nga il faut que nit ñi xam ne droit de l'homme li tax mu jóg mooy aar doomu aadama aar doomu aadama nag dafa yaatu mooy aar ko digganteem ak nguur parce que souvent nguur mooy faral di violer droit de l'homme parce que moom moo am doole mais aujourd'hui droit de l'homme évolué ba nga xamante ne ku nekkul nguur sax nit doomu aadama mën na violer droit de l'homme cas bi ñu wax mu ngi nii da nga gis koo xamante ne moom yorewul benn autorité mais dem dugg ci internet bi di xaawi sutura nit mais loolu violation droit de l'homme la. est-ce que ñooñu kooku droit de l'homme yi war nañ ko défendre. droit de l'homme yi war nañ ko défendre non man gisuma benn droit de l'homme bu défendre ku xaawi sutura nit mais dañuy séparer li nga xamante ne c'est immoral ak li nga xam ne c'est illégal nee naa la li ñuy wax par exemple ci WhatsApp wala Facebook su fekkee c'est dans un réseau restreint xam ne c'est limité du ku nekk moo ci mën a accéder dafay mel ni waxtaanu biiru nekk loolu nag la ñu ne yoon permettre ñu topp ko mais teewul nag suñ fa waxee wax ju ëpp c'est immoral c'est anti-religieux c'est anti-civique waaye su dee nag dañ ko def sur la place publique kooku violation de la vie privée la violation du droit à l'image loolu aussi violation du droit de l'homme la c'est-à-dire que même nit ki su dee kilifa mais nit la am na ay doom am na ay jabar am na ay ànd jàmm mais est-ce que amul également benn mission boo xamante ni nii dina ko permettre aussi léeg-léeg ñoom aussi ñuy jéem di wax ak askan wi di leen xamal ni kat lii waruñu ko franchir parce que niñ ko waxee woon ci ndorteel li liberté d'expression nit ñi xamuñu fu ñu war a yem ci seen liberté d'expression léeg-léeg ñu jéggi la nga xamante ni moom la ñu teg ci wàllu yoon est-ce que foofu également seen rôle nekkul di wax ak askan wi balaa ñuy xaar rek ba dara am ñuy doog a défendre ñu taxaw pour défendre askan wi ni ñu ko waxee di défendre askan bi seen diggante ak nguur. non li nga wax am na solo c'est-à-dire que droit de l'homme dafa am li ñuy wax protection ak promotion protection mooy bu nit ki amee ay tolof-tolof ñu taxawu ko mais ci kaw aussi dañ ko tooñ promotion nag mooy yee nit ñi xamal leen lan mooy droit de l'homme lan ngay def aussi mu nekk violation des droits de l'homme il faut que nit ñi xam li ñuy wax ay liberté d'expression lan mooy le contenu liberté d'expression c'est parce que doomu aadama moom la ñu may mu mën a wax xalaatam mën ko bind mën ko tasaare mën a joxe son opinion lu mu xalaat alors mën na ko def par l'écrit mën na ko def par la parole mën na ko def par l'image mais bu koy def itam waru ci gaañ moromam waroo def loo xamante ne parce que am nga sañ-sañ wax
wax loo xamante ne dafay gaañ sa morom. lu ci ëpp nag le contraire wala la ñu day boole nit ak nit. lu ci ëpp le contraire la ñu seetlu yow ni ma ko waxee rek bokk nga ci droit de l'hommiste yi bu ma ko mënee tuddee noonu yow ban gis-gis nga am ci li xew jamono ji ci Sénégal noo ko jàngatee ak yu ëpp yi wax yu ëpp yi duñ ci dellusiwaat ak yooyu yow noo ko jàngatee ban gis-gis nga ci am. man gis-gis bi ma ci am. moo di nekk Sénégal xam nga Senghor dafa doon wax la culture est au début et à la fin du développement. culture nag moom moo xaw a néew doole léegi valeurs yi ñoom ñoo daanu nit ñi àgg nañu foo xamante ne li ñuy rus ak li ñuy ragal bareetul ku nekk daal sañ ngaa def lu ne sañ ngaa wax lu ne loolu nag problème la boo xamante ne ça nous dépasse les droits de l'homme ça dépasse même l'État kooku dafa laal l'éducation de base est-ce que les familles ñu ngi def seen liggéey est-ce que boo juree sa doom sa biir kër est-ce que yaa ngi koy yar léegi famille yaratuñu kenn da ngay judd rek ñu bàyyi la ak mbedd bi walla bàyyi la ak télé ñooñu ñoo la yar xam nga nag ku mbedd yar mbaa ku télévision yar ku Facebook yar internet yar la mais kooku luy solution bi. solution bi mooy il faut que ñu delluwaat. ci ni société bi daan doxee. société bi dafa am ay kilifa depuis la base depuis ci biir famille. xam nga ñun dafa am yoo xamante ne sañu ko woon sax xalaat. kooku bu sa papa xamee ne sax da nga koy xalaat mais yow doo ñibbi si kër ga foog nga wut ñu la indi defal la mais léegi nit ñi sax waajur yi ñoo ragal seen doom mais bu ñu àggee ba foofu nag mais yar mënutul am parce que. doom moo war a ragal waajur mais fu mu ne nii c'est le contraire élève professeur moo koy ragal nous sommes daal dañu nekk ci àddina boo xamante ne dafa mel ne dafa nekk à l'envers ka nga xamante ne yaa ko ragal léegi moo lay ragal. ci diggante également maanaam ñi nga xamante ni bokkuñu cosaan bu ma ko mënee wax noonu ethnie wala bokk kàllaama fii ci Sénégal parce que gisoon nañ ba tey tamit ki nga xamante ne waxoon na ci internet bi moom également ma nga bokk ci benn xëy na xeet di saaga beneen xeet également est-ce que loolu aussi waruñu ci taxaw fii ci Sénégal. xam nga loolu dafa nekk faute boo xamante ne c'est très grave boo xam ne ñëpp war nañ ko condamner kenn waru ci ànd. parce que ñun Sénégal yàlla may nañu chance boo xamante ne ñun dañuy réagir en sénégalais kenn du réagir en tukuleur en wolof en joola en machin dama lay jox benn exemple. dafa am ay dëkk yoo xam ne Afrique bu accident amee du ñu laajte ñaata victime de dañ na victime yi ban xeet la ñu bokk xam nga loolu amul Sénégal. accident du am ñu naan mbaar ay tukuleur ñoo ci dee de mbaa ay séeréer ñoo ci dee wala mbaa nangam. Sénégal on ne connaît pas ça ñun bu amee écoute on est tous solidaires donc ñun loolu amuñu ko woon nekkoon nañu nation ñun ñëpp on se sentait sénégalais mais malheureusement dama xamul lan moo waral léegi nii affaire bi mu ngi commencé xajam. loolu kon daal jikko yi war nañ ko xoolaat daal ci état war nañ ci jóg. nit ñi aussi war nañ ci jóg. xam ne aussi wut nguur wala bëgg a téye nguur. dafa am loo xam ne jaru ko ci xam nga man du dama bëgg rek accéder nguur alors argument bu ne ma utiliser ko wala dama bëgg a téye nguur alors lu ne aussi ma utiliser ko loolu ça ne se fait pas comme ça famille yi aussi il faut ñu def seen liggéey école bi def liggéeyam noonu la société bi doon doxee à chaque niveau à chaque étape xam nga boo juddoo nag xale sa yaay moo lay njëkk a yar parce que moo lay nampal moom ngay nekkal ba xaw a xàmmee dara boo paree sa papa jël sëriñ daara jël école jël mais niveau yooyu yëpp dafa xaw a mel ni daal dafa am relâchement kenn defatu ci sa liggéey comme nu mu waree loolu moo tax nag soo xoolee nitu démb yi ñoo ëpp yar ak nitu tey yi
kon war nañ xoolaat jikko yi bu baax a baax. ñu koy jaajëfal maître Amadou Ali Kane nga nekk défenseur des droits de l'homme jaajëfal nañu la bu baax a baax. ci teewaay bi. ñu wax ci tàggat yaram dem ba réew Mali wax ci Afrobasket bi nga xamante ni ñu ngi koy amal jamono ji ñeel soxna yi Sénégal nag ñetteelu jongante ñetteelu ndam RDC la ñu dóor démb am nañu juróom-ñaar fukki poñ RDC am juróom-benn fukki poñ ak ñett ñoom gonay Tafa Gueye yooyu nag daal di qualifié ci quart de finale ba foofee ca Mali Pape Fara ñi ngi Massayer Ndiaye. Congolais yi xawoon nañu tiital sénégalais yi ci jongante boo xam ne équipe yi sorante wuñu lool ca mi-temps ba nag ci la sénégalais yi daal di génne seen i griff fexe ba gagné ci juróom-ñaari point. match yi métti woon na tey mais équipe match yi dafa métti compétition moom métti donc c'est normal match yi métti ñu ñoo war a maîtriser match yi rek comme ni ñu gardé suñu calme ba def ko à la fin. waaw match bi xamoon nañ ne dina métti parce que Sénégal saa yu final la mais bon conscient nañ si loolu ñu ngi liggéey si loolu et que match bu nekk ak niñ ko nar a jëlee. seen jeu intérieur dañu amoon problème pour maintenir seen pivot yi seen jeu intérieur yi seen été ñoo ëpp suñu bos yi doole ñoo ñu gën a njool à point mais heureusement que def nañu ajustement yi nécessaire pour gagner match bi. naam am nañu ñetti défaite waaye congolais yi nag ñoo dominé woon ci rebond offensif yi loolu taxoon ñu indil jafe-jafe yi ñi di champion d'Afrique. Je pense déjà dans le groupe il y a beaucoup de filles qui ne. match bi métti woon na ñenn sax ci groupe bi yaakaaroon ñu woon ne mën nañoo jouer ak Sénégal ba indil ko ay jafe-jafe te loolu moo am sonaloon nañ leen mais ñoom ñoo ñu ëppoon expérience ci njeexantal ba ñu daan ñuy gagné. Mais bon voilà on a perdu. C'était un match difficile on savait que. match bu métti woon la te danoo janook ñi nga xam ne ñoo nekk champion d'Afrique en titre mu métti lool waaye nag dara impossible lul ñun imposé nañu li nga xam ne moo nekk ci sunu jeu indil Sénégalais yi ay jafe-jafe. Sénégal en difficulté. gannaaw qualification bi ba ñu amee ñetti ndam ci ñetti jongante équipe bi fi mu ne li ci kanam moo nekk Égypte ak Nigéria. jafe mais tamit ñun tamit dañu waaye suy boobu baax ndax ni mu jafe ci ñun noonu la jafe ci gars yi tamit loolu bëgg naa ñu sànni ci xel baax damay wax ne adversaires yi lii mooy seen force lii mooy seen truc waaye ñun tamit am na ay matuwaay man li may ñaan rek mooy suma xale yi jaare yu ndaw yeeg yëpp daal musal leen ci yàlla musal ñu ci. gaynde yi gagné jongante bi par expérience waaye amoon nañ ay jafe-jafe yu bëree bëri ndax wàllu jaare ñenn ci ñoom dañ dem ci vestiaire yi ak dellu si. Pafara ñi ngi ñu ko jaajëfal la ñu ànd yër xët yu njëkk yu yéenekaay ak Mamadou Mohamed Ndiaye. jërë ngeen jëf ab yongu Sénégal Air bi fi mbëkkante woon ak bu Seyba ba léegi coow li attéréerégul ubbi leen l'Observateur waa BEA mu di bureau enquête analyse bu Sénégal ba ñu defee seenub enquête ba joxe seenub rapport l'Observateur nee nañu anglais yi defoon avion bi ñoom it dañoo def seenub enquête la feeñ ci enquête ba bokk na ci ne équipage ba woon ci avion ba bi crash bi amee ñeent fukki seconde ak juróom la ñu dund soog a faatu ndax ca fa ñu ne woon di dawal avion ba mu di cockpit loolee moo xar pilote automatique bi avion bi amoon l'Observateur nañu enquête ba nee na moo waral avion bi ko jéyee ji dalee ci kaw jaww ji terewul tiim na Ndakaaru ab diir di naaw ba mu demee bab carburant jeex ca la jeexal moom it ca lay soog a daanu ci géej gi roppalaanub Seyba bi mu mbëkkanteel wenn laa fa mu di el ba journal bi nañu enquête ba nee na ba léegi kenn gisagu ko libération nañu accident boobee avion bu Sénégal Air bi def la ca feeñ ci ay mbóot romb na loolee benn moo di Sénégal Air amul woon autorisation ngir doxal ay yëngu-yëngoom ci réew mi jafe-jafe rëq-rëq yi mu nekke woon terewul ANACIM renouvelé ko certificat de navigabilité mu copilote ba ne woon ci avion ba dib doomu Algérie dossier wali danañ ko tematul woon ñaari weer laata musiba mi di am avion bi defoon accident ASECNA santaane woon ngir ñu càmbar ko waa ANACIM dëgg ci seen tànk nañu tekk suñuy gët ci xët mu njëkk journal enquête Assane Diouf dib doomu Sénégal bu nekk ci États-Unis nekkoon ci internet bi di saaga kilifa yi nekk ci réewum Sénégal ak ñi nekk ci réew mi te amum tur yéenekaay bi nee nañu jàpp nañu ko waa FBI ci Amérique ñoo ko jàpp jee ca këram la yéenekaay nañu Abdoulaye Daouda Diallo moo fa jaar Abdoulaye Daouda Diallo ministre intérieur ak sécurité publique moo këppatal waa ji di Assane Diouf ab lettre la bind yónnee ko kilifa yu Amérique yi ne leen enquête leen ci waa ji di Assane Diouf di doomu Sénégal buy dund ci États-Unis ndaxu doxalinam sore wut ak kañ wàllu terrorisme mu di apologie du terrorisme ci la FBI demee kër Assane Diouf jàppi ko léegi ko nañu ba ñuy dem këram di ko jëlee ñoom waa FBI mat nañu ñaar fukki agent juróom-ñaari wata la ñu yóbbu woon ba ñu ko jàppee yóbbu ko FBI déglu ko bu nuppi ci la ñu ko jébbal service immigration mu war a janoo nag akub Suisse fan yi di ñëw ngir ñu war ko àtte chaîne YouTube ba mu doon jaarale saaga yi journal bi nañu waa YouTube tëj nañu ko expulsion maanaam génn ko États-Unis delloosi ko ci réew mi loolee mooy yoot Assane Diouf
Assane Diouf Vox Populi nañu moo rey boppam bomb ba mu yoroon doon ko fowe moo kalaate ci loxom ba far lakki laafam te nag li ko nar a gën a yàqal moo di Assane Diouf amuti këyit aw nekkinam ci États-Unis tegewul woon ci yoon yéenekaay bi nañu lu muy wax moom Assane Diouf ba ñu expulsé ko mu ne cëpp ci réew mi na xam ne ruux na siiru ne ministre de la justice mi ngi toog di ko tëru moom ministre de la justice di maître Sidiki Kaba moo nekk ci mu njëkk Le Quotidien kàddu yu mu fa yëkkate ci Khalifa Sall la ko jëmee nee na ñi naan Khalifa Sall léegi député la war a tuta toog ci kaso bi maître Sidiki Kaba ministre de la justice garde des sceaux ne ñooñee xamuñu lu ñuy wax ndax Khalifa Sall bi ñu koy jàppuñu ko en tant que député ci xët mu njëkk Soleil national maître Sidiki Kaba waxaat fa wax ja mu di kàddu yooyu mi ngi ko yëkkati keroog ci ndaje mi magistrat yi réew mi doon def l'observateur nañu ca ndaje ma mu di assemblée générale bu union des magistrats du Sénégal UMS fa la ñu folle Maguette Diop fal Souleymane Téliko def ko président union des magistrats du Sénégal direct fa nañu fal gi ñu fal Souleymane Téliko magistrat yi moom sa bopp mu di indépendance loolee la ñu gëm enquête dina kay nañu jamonoy fippu ci la magistrat yi toll les ko nañu moo taxit tànn nañu rebelle ba mu di Souleymane Téliko wal fajir nañu ak yeesal ak coppite yi am ci biir union des magistrats du Sénégal Macky Sall ñàkk na pion yi mu amoon ci biir magistrat yi libération nañu juge Souleymane Téliko waaju wowle dëgg moom la magistrat yi réew mi tànn jiital ko ci seen assemblée générale ba assemblée générale beneen bu yéenekaay yi xëyee moo di assemblée générale bu UNACOIS jàppo rayante bañ doon ragal ci UNACOIS mujjutam léegi ko nañu li ko waral moo di gaañi fàqee woon ci UNACOIS jàppo soirée de gala ba ñu bëggoon a def ca Grand Théâtre kilifay réew mi ñoo jël dogalub tere ko ndax ñu bëggoon a def soirée de gala ba ci turu UNACOIS jàppo ñooñee bokkatuñu ca UNACOIS jàppo 2012 lañ leen fa dàqe ñu yore këyiti UNACOIS jàppo yore turu UNACOIS jàppo di ca doxal lu leen neex te loolee tegewul ci yoon àjjuma ci suba ci la ñu yëg ne xew yi dootu am soirée de gala bi tere nañu ko ñu boole naqaru xol ak yaram wu sumee ko seen benn am di jàmm journalisé ko nañu moo dem ci benn hôtel bu nekk fii ci dëkk bi luye kuuru hôtel ba jox leen fa ngir ñu defe fa seen assemblée générale fa la ñu mujj assemblée générale ba yéenekaay bi dañu la fa teewoon ciw nit mënees na leen a wàññi fa la ñu taxawale seen kuréelu bopp tuddee ko UNACOIS yeesal li ci xoromu nag yéenekaay bi nañu moo di nervi yi ñu recruté woon ngir wàllu sécurité nervi yooyu la ñu mujj ne nañu ñëw toog ci chaise yi ndax salle ba daa widd ñu koy jaajëfal Mamadou Mouhamed Ndiaye yéen it cant ak ngërëm ñeel na leen rédaction bi dina fi teewaat 19h30 ak 20h ci yeneen jotaay xibaar ñu leen di ñaanal kenn dalug jàmm di ko sàkku ci yéen.